Salaamaaleykum salaamaaleykum chers membres abonnés salaamaaleykum chers internautes ñoo dellu siwaat ci seen chaîne la santé par les plantes médicinales indiwaat leen comme niñ leen koy waxee chaque jour benn xeetu garab comme niñ leen koy waxee rek chaque fois dañ leen di indil benn garab goo xamante ne ni dañoo càmbar ay ferñeentam ba xool gis maladie yi nga xamante wala jàngaro yi nga xamante ne nii moom la mën a faj ñu waxtaan ci ak yéen ci biir chaîne bi tey ñu indil leen garab bi ñuy wax sump muy dattier du désert muy garab boo xamante ne nii garab buy am ay dég la mais di garab boo xamante ne nii aussi garab bu riche la ci ay ferñeent yu mën a agir ci santé ci wér-gu-yaramu doomu aadama balaa ñoo dugg nag ci importance su garab gi ak li nga xamante moom lay faj ak nan la koy faje da ngeen may permettre rek ma remercier suñu membre abonné yi nga xamante ne ni ñoo nekk suñu ginnaaw di remercier aussi ñi nga xamante ne nii ñoo ngi def ay commentaires di def ay suggestions di ñu yokk doole di ñaax aussi ñi nga xamante ne nii ñu ngi seetaan vidéo bi instant yi may wax ak yéen te abonné guñu ñu dem ci suuf vidéo bi ci droite ci suuf ñu touché ci fi ñu bind abonné s'abonné bu ko defee dinañ abonné bu ñu abonné aussi bu ñu fàttee touché cloche bi bu ñu touché cloche bi dina leen permettre vidéo yi ñëw ñu mën koo seetaan xam li nga xamante moom lañ ciy wax. voilà tey dañ leen indil benn garab bu ñuy wax le dattier du désert. Le dattier du désert ci turu scientifique am ñu koy wax Balanite egyptiaca Balanite egyptiaca di garab boo xamante ne nii garab bu yore ay dég la mais garab bu bëri ay ferñeent aussi man la ki nga xamante moom moo leen koy présenté di seen xarit seen doom seen rakk seen jerbaat monsieur Thiaré di professeur u science de la vie et de la terre tey ma ñëw indil leen garabu sump ak ay njëriñam njëriñ bi ñuy njëkk a tudd ci garabu sump mooy li gën a soxal nit ñi te maa ngi ciy jot sax ay message yu bari ñoo xamante ne ni dañ may laaj lan moo ciy pexe muy ñaari mbir yoo xamante ne nii alhamdulillah garabu sump am na ci kattan trop pour régler ko benn bi muy feebaru biir beneen bi di feebaru du feebar sax mën nañ koo tuddee feebar mais ki nga xamante ne ni dafa am doom te amul meew yaay yi nga xamante ne dañoo am doom te amuñu meew voilà ñuy ñëw rek commencer ci li nga xamante ne nii moom mooy composition wu dattier du désert di sump composition bi ci gën a am importance bi nga xamante ne nii xëy na suñu maam yi xamuñu woon nan lañ koy expliquer scientifiquement mais xamoon nañ ne garab gi am na ko muy calcium boo ko xoolee ci suñu maam yi ñi ci ëpp yépp loolu lañ doon soccoo buñ doon soccu dañuy soccoo sump xëy nañ ñoom mënuñu woon a expliquer scientifiquement composition calcium bi nekk ci biir ne moom moo taxoon ñu koy utiliser mais ñoom xamoon nañu ne ci biir composition bi nga xamante moom moo nekk ci garab gi am na ci loo xamante ne nii dafay weexal bëñ da koy raxas ba mu set day xeex carie dentaire day xeex aussi yenn maladies yi nga xamante ne ni odeuru gémmiñ la ñoom xamoon nañ ne am na ko mais mënuñu ko woon a expliquer cela veut dire que calcium bi am na ci solo trop ak leneen beneen bi ci nekk mooy garab gi dafa riche en vitamine yeneen xeetu vitamines yépp riche aussi en acides aminés riche aussi en potassium garab gi am na calcium am na potassium am na acide aminé am na yeneeni vitamine tax na ki nga xamante ne nii dafa am doom
te amul meew ñu koy naan bu dee dafa bëgg meew jarul muy dem di rey boppam di jënd yenn meew yi nga xamante ne nii ay meewu jur la di ko jox doomam na essayer jël jus boo xamante ne nii jus wu sump lay doon mu koy faral di naan doomu sump yi mu defar ci jus di ko faral di naan buy defar jus boobu di ko naan dina dem ba moom ci boppam day amal boppam meew te meew bi nga xamante ne ni doom bi da koo jële ci yaayam namp ko directement lim koy jëriñ meew mi nga xam ne da koy jënd ci pharmacie ba wala meew mi nga xam ne da koo jënd ca marché ba mënu ko koo jëriñ ak scientifique boo mën a laaj docteur boo mën a laaj koo mën a laaj ku nekk dina la ne meew bi nga xamante ne da nga koo nampe directement ci sa yaay lim lay jëriñ mënut a bokk ak meew mi nga xamante ne da nga koo jënd ca marché ba kon balaa ñoo daw di wuti loolu nañu njëkke lii nañu fexe ñun suñu bopp ñu am meew mi nga xamante ne ni moom la ñuy nampale suñuy doom yi directement te yomb na fexeel di am jus boo xamante ne nii jus bu jóge ci sump la boo koy def boo koy faral di naan da ngay bëri meew yaay ji doog a am doom bu koy faral di naan dina bëri meew ak lu mu mun a doon dina am meew te meew moomu dafay baax ci xale bi dafa baax aussi ci wér-gu-yaramu xale bi voilà beneen bi di utilisation wu kii bi nu mu tuddati sump bi pour yeneen i wér-gu-yaram lu dem ci comme par exemple ni ma leen ko waxee ci début bi biir am na ñoo xamante ne ni dañoo am ballonnement de ventre c'est-à-dire seen biir yi dañuy sol ngelaw ba ñu mel ni dañoo lekk des fois ñuy giix des fois nga dend ak moom sax nga dégg biir bi di yëngatu di mel ni luy gronder ngelaw kese à chaque fois day safa dem toilette mais bu demee toilette du gis dara à part ngelaw du gis dara ñeneen ñi am constipation dangay lekk du rees mbaa bu reesee tamit dangay dem toilette nga seere ba du mën a génn finalement day aboutir ci hémorroïde ak en général ñi nga xamante ne ñoo ëpp constipation boobu noonu ak ñi nga xamante ne dañuy seere di dem toilette di forcer noonu pour mu génn te du génn mu forcer finalement day dem ba jur hémorroïde externe boobu noonu day doon nag ay dilatation veine yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir anus bi ñoom ñooy génn si biti ndax pousser yi nga xamante ne ni moom ngay pousser les selles pour ñu génn à chaque fois te du ñu mën a génn ñi ëpp li muy dal nag mooy ñi nga xamante ne ni seen liggéey dafay am toogaay bu métti ngay jaay toog rek mbaa ngay dawal oto yendu ci toog fanaan ci toog mbaa nga nekk ci machine tailleur di dawal yendu ci toog fanaan ci toog wala nga nekk di corriger yendu ci toog fanaan ci toog toogaay bu métti boobu ngay toog moom mooy dem ba di la ko def di la def yooyu noonu mais booy utiliser sump yàlla mën na laa dimbale ba loolu dootu la dalati mbaa bu la dalee tamit dina wér ci kattanu yàlla ni ngay def mooy boo xamee ne am nga problème mu biir am nga problème mu constipation am nga problème mu ballonnement am nga problème mu hémorroïde muy interne muy externe del faral di def saa yoo lekkee nga jël benn doom wala ñaari doom wala ñetti doomu sump nga màcc ko saa yoo lekkee rek boo xëyee jëlal ñaari doom wala ñetti doom nga lekk ko boo ko amul ci midi bi amul problème boo ko amee ci ngoon gi nga jël ko nga lekk ko dina la permettre doo seere dina la permettre doo am ballonnement dina la permettre aussi doo am yenni problème mu biir yi te bu dee da nga am hémorroïde dina ci am saafara bu rëy di nga gis amélioration di nga gis tane di nga gis sax wér parce que hémorroïde li koy yokk yépp mooy yooyu say constipation yi ngay constipé fréquemment sa ballonnement yi ngay am fréquemment seere bi ngay seere chaque fois di dem toilette en général ñi am hémorroïde interne yépp balaa moo yàgg da ngay gis ñu commencé am hémorroïde sax externe bi parce que seere bi da leen di permettre à chaque fois ñuy pousser
le pousser boobu ñuy pousser nag moom mooy permettre dilatation yi nga xamante moom moo am ci biir mu génn si ci biti. mais booy utiliser booy lekk sump yii ba pare di ko boole am na li ñuy wax huile essentielle du dattier du désert. L'huile essentielle du dattier du désert, huile essentielle bi mooy xoox bi nekk ci biir dafa am benn genre dëwlin bu nekk ci biir. am na ñu koy extraire am na ñoo xam ne dañuy dindi dëwlin boobu segg ko. gis nga dëwlin boobu nag dafa baax ki nga xam ne dafa am hémorroïde day lekk kii bi day lekk sump yi day màcc sump yi, mais dëwlin boobu bu dee da nga am hémorroïde externe li génn ci biti moom ngay xel di jël dëwlin boobu di ko ci diw. booy tëdd nga diw ko, boo xëyee boo sangoo ba pare nga diw ko, saa yoo sentir ne mu ngi kii rek nga diw ko. boo koy diw da koy delloo ci biir, dootul génn si biti. ba pare non seulement day dellu ci biir, mais du yem ci dellu ci biir, day dellu ci biir ba pare day dilatation bi nga xam ne moom la dilaté woon day commencé di bañ di arrêt di bàyyi di delluwaat. te dilatation boobu noonu moom moo doon permettre ba sa dem toilette xaw a métti. parce que dafa mel ni lu néewi, dafa mel ni lu xaw a gonflé génn si bouché lépp. ni mu bouché noonu ci biti nag noonu la bouché ci biir. mais booy fréquemment booy lekk sump da koy dindi. d'ailleurs sump sax dinaa leen ko wax jarul ñi ci lekk lu ëpp lu bëri, parce que boo ci lekkee lu bëri day daw biir. boo ci lekkee lu bëri day daw biir. moo tax yemale lekk bi aussi am na ci solo. ngay jël ay quelques doom di ko lekk, bu ko defee sa biir dina normal, sa ngelaw li doon sol ci sa biir bi dina bàyyi. toilette yi nga xam ne boo fa demoon da ngay jël temps te dara du génn, ngay seere di onk di puus muy métti, loolu yëpp dina bàyyi. kon nañ jàpp ne sump am na njëriñ lool ci côté boobu noonu, muy ci côté ballonnement, muy ci côté constipation yi ak côté hémorroïde. doom yi lekk ko ak comme par exemple jus beeg yooyu da cee baax, dafa baax ci biir. huile essentielle bi mooy huile bi nga xamante ne dañ koo génnee ci xoox bi nekk ci biir ci amande bi, huile boobu noonu dina baax lool ci ki nga xamante ne dafa am hémorroïde externe. boo ko ciy diw dina bàyyi dilatation bi mu dilaté woon noonu, dina bàyyi, non seulement dina bàyyi mais dina delluwaat ci biir te dina bàyyi dilatation bi ci biir ak ci biti yëpp incha allah bu ci yàlla àndee. voilà huile essentielle boobu encore ñu ñëwaat ci pour ñi nga xamante ne nii dañuy def soin de visage, muy ñi nga xamante ne nii c'est-à-dire seen visage yëpp dafa xaw a yàqu. li ko yàq mooy ay produits yoo xam ne ñoo ngi ko doon utiliser, wala ay cicatrices yoo xamante ne nii dafa xaw a bañ a deñ, wala un vieillissement prématuré, parce que stress sax dina koy def. stress sax dina yàq visage yu doomu aadama. di nga gis nit kanamam mel ni lu kenn xamul, te fekk du dara lu dul ay problème mu àdduna, du dara lu dul stress, du dara lu dul ay problème ak stress moom moo tax visage bi ridé wu. mais bu dee dafa bëgg loolu deñ ba ku ko gis benn genre leer ci kaw visage am, na commencé di jël huile essentielle u dattier du désert di ko appliquer ci kanamam. chaque fois boo sangoo ba set ba def li ngay def yépp, nga jël huile essentielle bi nga diw ko ci sa kanam. incha allahu rabbi bu ci yàlla àndee yenn cicatrices yi, yenn rides yi, yenn vieillissement prématuré yi, yooyu yëpp dina deñ ci sa yaram. di nga am aussi peau boo xam ne dafa lisse, peau bu lisse, peau boo xamante ne ni dafa lisse, non seulement dafa lisse mais dafa agréable au toucher. voilà lii moom lañ leen indi woon tey ci dattier du désert ci garabu sump. di leen remercier ci seetaan bi ngeen seetaan vidéo bi. di leen jox aussi dig daje ci beneeni jamono ci lu gën a gaaw ci ak beneeni garab aussi boo xamante ne ni di ngeen xam li nekk ci biir ci ferñeent. ni ma koy waxee chaque jour rek mooy nature bi muy àll bi dafa yore ay ngëneel yu bëri yoo xamante ne nii yenn yi xamuñu ko, yenn yi aussi niñ ko xamee exploitation biñ ci war a exploité wuñu ko. mais yàlla def na ne am na ñoo xamante ne nii am nañu jot pour dem saytu ko, am nañu jot pour dem seetlu
ba xam yi nga xamante ne nii moom la ci nit ñi soxla ñu ñëw partager ko ak yéen moom la ñuy def te continuer di ko def incha allahu rabbi asalaamualeykum wa rahmatullah